téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal Massila Gueye jiite FEDAP nag suñ ko waxee moom mooy fédération des artisans du département de Pikine man lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi Massila Gueye. Merci El Hadj Malick Cissé salaamaaleykum mbokku téléspectateur ITV. ñoo ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak seen sant di la remercier bu baax ci invitation bi. di jaajëfal vraiment équipe bi ngeen àndal liggéey bi yëpp techniciens yi ak ñëpp. di nuyu tout le secteur de l'artisanat. di ko doole ci suñu ministre tutelle. le président de l'union des chambres de métiers suñ ko waxee wax nañ artisans yëpp. mais le président de la confédération nationale des artisans. le président de l'association des couturiers du Sénégal. di nuyu membre FEDAP yëpp. di nuyu artisans Sénégal yëpp parce que bu ñu teewee fii di wax rek. dañ fi toogal artisan yëpp. mboolem kuy artisan rek tey dañu jéem pour waxal leen. fi nga xam ne peut-être yenn kàddu yi mënu fa egg. ak nekk ci seen biir di dégg li ñuy wax. yàlla may ñu occasion par les médias ñu mën ci jaar. vraiment pour yëkkati ay kàddu pour le bien-être du secteur de l'artisanat. oui alors Massila Gueye dañu seetlu ni jamono ji emploi des jeunes dañuy wax xëyu ndaw yi. gis nañ aussi secteur artisanat nekk na secteur gu am solo bëri pàcc. ba nga xamante ni ndaw ñi mën nañ si gis seen bopp bu baax a baax. alors ñu seetlu ni tamit conseil des ministres bi njiitu réew mi président Macky Sall di présider àllarba bu nekk. démb wax na si insister na si 15 jours tamit ci ginnaaw mercredi bële wax na si insister waat si muy wane ni secteur artisanat secteur bu jar a bàyyi xel la alors. laataa ñu ñëw bu baax a baax si ay kàddu njiitu réew mi nga xamante ni démb wax na ko si conseil des ministres. mu tamit wax jox ay instructions ministre de l'artisanat naka noonu ak ministre des finances et du budget lépp ci wàllum ndimbal yi nga xamante ni yéen war nañ leen ko jox yooyu yëpp ñu incité si. alors laataa ñuy dem bu baax a baax si yooyu yëpp pàcc yooyu yëpp. nan nga gisee taxawaayu njiitu réew mi si secteur artisanat. waaw merci El Hadj Malick. taxawaayu njiitu réew mi ci secteur de l'artisanat. dëgg-dëgg dañ koy rafetlu à vrai dire. parce que artisans yi yëg nañ ni le président de la république def na ay efforts yu mag ci secteur bi. xam naa ni moom il a compris. comprendre na parce que vraiment lu ëpp ci économie réew mi ci secteur de l'artisanat lay jógee. loolu statistiques yi wax nañ ko. li nga xamante ni aussi mooy secteur bi. moom li mu ciy def nag. léegi-léegi foofu la mbir mi fi muy jaar pour war a egsi ci artisan yi. foofu la mbir mi di taxawee day tagga tembe foofu du dem du dikk foofu nag liñ ci xam comme solution. mooy dugal ci acteurs yi. xam naa dinañ ci ñëw. ndax wax na ko ci conseil des ministres bi. parce que acteurs yi ñoom ñoo xam li nekk ci secteur bi. kon lu ci waaye di def rek. nga ànd ci ak moom daf ciy baax. kon. li muy dox li muy liggéey ci secteur bi lim ciy def lépp li tax egsiwul mën naa ni ay interlocuteur la. voilà mais buñ ci boolee acteurs yi daal en tout cas dina gën a am lu mu def. incha allah alors gis nañ ni lépp lu jëm ci wàllum artisanat jamono ji ñuy wax emploi des jeunes xëyu ndaw ñi kon gëm nga ni yow solution bi artisanat si la bokk wala su dul solution bi am na si. pàcc bu am solo bu ñu war a bàyyi xel. bon mën nga dëggal loolu. loolu mën nañ ko dëggal yow mi nga xamante ni yow yaa jiite FEDAP. loolu di fédération des artisans du département de Pikine. Massila Gueye. loolu mën nañ ko dëggal El Hadj Malick ndaxte ñi ëpp ci jeunes yi nekk ci mbedd mi. ay artisans lañu. ñi ëpp ci économie réew mi. artisanat moo fi defal ci secteurs yi. bu ñu ko séddalee kon employabilité boobu président di wax gouvernement bi di ko wax. depuis ay yëngu yu fi xew ñu gis xale yi jógoon yëkkati seen ay kaddu loolu xam na ni secteur de l'artisanat buñ ci taxawee booster ko comme il le faut dina bëri lu mu régler ci problème yooyu. employabilité moom su boobaa lu bëri dina ci wàññeeku ndax secteur de l'artisanat bokk na ci li nga xamante ni ñu ëpp lu ñuy def ci loolu. kon daal secteur artisanat
foog ñu koy sóoraale. waaw bien di sûr ko bàyyi xel bu baax a baax. alors seen ay jafe-jafe tamit nekk na lu bëri takkarnaase moo tax dem si conseil des ministres tamit président de la république di ñaax comme ni mu ko waxee sànq ministre bi nga xamante ni moo amee wàllum artisanat. naka noonu ak ministre bi nga xamante ni moo amee wàllum finance ak budget. ñu baral jéego yi jëm si fonds bi nga xamante ni toll na si 25 milliards. ñaar fukki milliards ak juróom mu nekk li nga xamante ni yéen a ngi koy xaar ba tey. gisagoo leen dara. waaw mbir mi na la tëddee. waaw c'est vrai ñoo ngi xaar ba léegi 25 milliards yooyu. yéex na de. yéex na lool lu tax dafa yéex. yéex na lool. ak fi jamono ji toll. ak fi jamono ji toll. Oui. ak Covid bi ni mu laalee artisans yi. Oui. vraiment yéex na lool. te ñun ñi nga xam ne yàlla daf ñu nattoo ñu jiite ay organisation artisanale questions yi day bari ci ñun. dañ ñuy woo par ci par là dañ ñuy woo un peu partout. Oui. président man de jotaguma parce que bu ñuy jotee ñeneen ñi jotuñu rek. loolu day mel ni day xaw a disperser sax foule bi. day mel ni day am lu muy yàq ci suñu biir. dynamique bi amoon day xaw a wàññeeku. Alors, parce que waaw. diw jot na diw jotul. mais lu léegi ma nag bëgg comme xam. comme Oui. président Waaw, wax ma bàyyi na la ci nga daaneel, oui. waaw comme wax na ci waxoon na ci waxaat na ci yaakaar na ni bii yoon moom mbir mi du naax saay. du naax saay. du naax saay te yaakaar na ni ci lu gaaw. dinañ ci taxaw. parce que vraiment artisans yi semaine passée ak ba ko jiitu yëngatu nañ ci bu baax a baax a baax. voilà justement seen yëngatu nañ ci bu baax a seen baax. yëngatu boobu loolu tamit dafa nekk alerte wala gis nañ leen temps yële ngeen amal conférence de presse macha allah salle bi fees dell. ba pare ngeen takk lan ay masques yu xonk. yu rouge waaw. waaw ah, takk ay seen masques yaram moo tàngoor takk wala? ay masques yu xonq parce que artisans yi am nañ lu leen naqari rek. oui. waaw masques yi yéen a ko defar. une fois ñu régler masques yi yéen a problème ko defar. masques yi ñoo ko defar ñun masques yi li ëpp ci Sénégal masques yi ñu takk Oui. ñoo ko defar. oui. mais toujours ci politique bu xaw a doy waar aussi dem na ba benn moment liggéeylootuñu masque local yi. ñu privilégié ay masques yeneen yu jóge feneen. loolu lu mënul ñàkk la te yéen tamit yi ngeen defar yu baax la. yu baax la te c'est nga xamante lavable ni- da nga koy Oui. utiliser di ko utiliser waat. Oui. masque yële boo ko takkee du yàggul dara. moom dafa war a périmer dafa war a yàqu. Oui. mais ñun masque yi ñuy defar dañ koy defar. ngir mu nekk loo xam lu durable la lu mën a yàgg la. oui. lu mën a yàgg la. alors temps yële da ngeen def conférence de presse. artu alors loolu jàpp nga ni si lu tax njiitu réew mi di baral mbir mi si la bokk walla ndax mën nañu wax ni. ñu yëngu ci wàllum artisanat mbooloo gu takku la macha allah. waaw ñu yëngu ci wàllu artisanat mbooloo bu takku la. bon mën nañu wax ni peut-être le président de la république dégg na. jooyu artisan yi. parce que fu suñu baat egg na fa. ci vraiment di wax li nga xamante ni moo ñu naqari ci secteur bi. loolu conférence de presse boobu nga doon wax dañ ci àndoon ak organisation boo xam ni COPAS la tudd. mooy collectif des organisations professionnelles du Sénégal. parce que dañ ñu doon waxu organisation léegi mënuñu ko wax parce que association artisans yi organisé wu nañu. ba lenn lu xew sax ñu def collectif boo xamante ni tey lu ñu naqari ci secteur bi rek. dinañ jóg jaar ci loolu pour yëkkati li ñu naqari. bon bi ñu ko defee nag gis nañu comme ni nga ko waxee y a 15 jours ci gannaaw président wax ci tey gisaat nañu mu wax ci moom bu waxee dañuy apprécier loolu nee na toog déglu est-ce que loolee mu wax. ñi mu sant daañu def loolu wala duñ def loolu. la ñu artu woon aussi dañoo artu. mais bàyyiwuñu. bàyyi woo leen non du tout bàyyi dañ doon yëglu. yëglu nañu suñu régler le problème alhamdulilah ñu continuer suñu liggéey suñu réglé wul le problème yëngu-yëngu yi dina gën a yéeg parce que vraiment ci dëkk bi lañ bokk. te dañuy déplorer suñu ministre vraiment léegi communication boo xam ni day xaw a doy waar. ah bon parce que si communication wax na ni artisan dañ leen di may dong. dañ leen di may dong kon dañu war a def ndànk. maanaam dañ leen di may dong. dañ leen di may dong. mais kon foofu da nga jàpp ni erreur de communication. erreur de communication te yéen ñii yàgg ngeen insister que ni artisanat dafa war a nekk département plein maanaam artisanat dañ ko boole woon si ministre bi nga xamante ni moom mooy de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat jamono ji dox. benn fan ci weeru novembre atum 2020 président de la république def réaménagement ci attelage gouvernemental bi ngeen am seen ministre plein léegi seen ministre bi ba pare ñu teg ci et de la transformation du secteur informel alors seen ministre bi kàddu yu mu yëkkati nekk na kàddu yi nga xamante ni jàpp nga erreur la jëm ci wàllum communication kàddu yi ci wàllu communication erreur la lu mu waroon retirer la wala mu rectifier ko parce que artisans yi ay contribuables sénégalais lañu. bokk ci réew mi mbas ñëw laal ñëpp
ñu dimbali secteur yëpp dimbali secteur artisanat ñu ne dañ leen di may donc kon dañu war a def ndànk kon communication boobu vraiment kuy artisan boo ko déggee rek naqari na la le ministère plein bi nag def nañ ko waaye accompagnement bi dafa des parce que boo defee ministère plein ak secteur bi ni mu yaatoo waroo ko boole ak benn budget wu 4 milliards c'est vraiment minime dafa tuuti ba ëpp matul sax 1 millième ci budget Sénégal. Mais quand même mën nañ dundee yaakaar wala yéen mën ngeen dundee yaakaar peut-être année bii di ñëw incha allah budget bi mën na yokk peut-être lu mu nekk mbir mi dafa cate woon moo tax ak tamit contexte Covid bi moo tax mbir mi demee noonu mais suñu gisee taxawaayu njiitu réew mi ak nu muy insister bu baax seen secteur mën nañ yaakaar ni 4 milliards yi nga xamante ni moom la jagleel budget du ministère de l'artisanat et de la transformation du secteur informel at bi di ñëw mbir mi mën na gën a yéeg. nekk en hausse. dafa war a yéeg bu baax dafa war a yéeg. xam nga lu tax. oui tey Covid bi ñëw na. laal artisan yi bu baax. le président am xelu dimbali secteur bi 35 milliards sax lañ njëkkoon wax. avec le ministre Dame Diop. après ñu kii ko ñu ñëwaat wax ñu 25 milliards. ba léegi 10 milliards yooyu ñu ngi koy laaj. ba léegi ñun amuñu ci explication bu leer boo xam ne mën nañu ko wax suñu ay membres kon loolu tax na nga xam ni kon bu yëkkatee 4 milliards def ko benn budget pour 1 an. oui loolu c'est vraiment contradictoire kon 35 milliards yi ñu leen waxoon ba pare mi léegi nekk 25 milliards yéen 10 milliards yi nga xamante ni yooyu moo nekk ci diggante bi ñu wàññi ko foog ngeen yéen a ngi ci xaar ay explications yu leer xool exactement lan moo tax ñu wàññi ko ñoo ngi ciy xaar ay explications. parce que le ministre moo toog devant la télé. Sénégalais yépp toog mu ne artisans yi enveloppe bu 35 milliards le président génne pour le secteur de l'artisanat ndax Covid bi laal na leen. toog ni kuy artisan na nga dem bindu dem leen ngeen bindu jaaykati caaf yi sax nañ dem bindu c'est lui qui l'a dit. bu ñu génnee archive ñu génne ko. ñu dem à notre grande surprise bi ministre bi ñëwee nouvellement élu ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel mu ni 25 milliards. 25 milliards. voilà communication boobu. 10 milliards yi fan la jaar. alors loolu yéen a ngi si xaar explication. léegi 25 milliards yi te dem njiitu réew mi si conseil des ministres. wax si waxaat si bu baax a baax jëm seen wàllum secteur ñu jotagul ñoo ëpp ñu jot wala ñi jot ñoo ëpp ñu jotagul. si li ma ci xam daal xam naa ni booy 25% sax jotaguñu ci loolu. ah bon waaw. 25% maanaam téeméer boo jël ñaar fukki yi ak juróom jotaguñu ci xaalis boobu. parce que. li ñu njëkk a génnee joxe c'est 4 milliards. vous voyez 2 milliards ci 25 milliards. vous voyez kon loolu tuuti na fan yee passé déggaat nañu ñu joxewaat. on dirait que day nekk benn jeu boo xam ne bu artisan yi yëngatoo ñu jël tuuti sànni gars yi kii wandoo ko ñu delluwaat toogaat parce que depuis il y a 2 semaines dégguñu benn envoi boo xam ne dem na. te li ko jiitu envoyé woon nañu quelque. bon loolu nag day nekk loo xam ne vraiment daf ñuy jaaxal. moo tax ñuy am yaakaar ci comme président wax na ko conseil des ministres. ñëpp déglu ko ñëpp gis bind bi artisan yëpp xam ni président wax na ci lii ñu defaat tekk déglu. yoon ni yàgg xaj na dootul yàgg. mais en tout cas nekk na loo xamante ni naqari na képp kuy artisan. tey bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoo gën a impacté ci Covid bi. kon vraiment war nañ taxaw bu baax a baax ci loolu ba ñëpp jot seen xaalis. bon ñu continuer liggéey bi parce que loolu. fajul sax lu bëri. fajul lu bëri mais nekk na loo xam ne bu kii amee kee amul rek c'est frustrant. alors emploi des jeunes artisanat comme sànq ñu ngi ko junjee ñu ngi ko brossé sànq si début émission bi. jàpp nga ni war na mën a nekk solution pour ndaw ñi am liggéey si yan yoon nañu war a mën a jaar. si sa gis-gis yow en tant que président de la FEDAP di fédération des artisans du département de Pikine Massila Gueye. merci El Hadj Malick xam nga emploi des jeunes. ak formation yi ñuy wax dañuy wax souvent di indi leneen loo xam ni lu bees te fekk li fi nekk. dëgëraloo ko wala encadré woo parce que artisans yi déjà am nañ seen métier jàng nañ ko fi ñu ko war a jàngee mokkal ko am ay qualification xale yi nga xam ne ñoom la ñuy jàngal. dañ leen di former sur le tas former leen ñu màgg am seen métier. ñun ci suñu bopp ñoo leen di réinsérer dugal leen ci ay
wutal leen ay atelier wutal leen ay machine su dee tailleur yi la ñeneen ñi ñu wutal leen matériel ñuy liggéeyee encadrer leen jàppale leen ba ubbi seen entreprise u bopp mais loolu état daf ci war a jàpp bu baax mu accompagner ñu ci loolu gunge parce que ki nga xam ne xam na am na lu mu xam léegi li ko dese mooy fa nga xam ni xam-xamam eggu fa nga dimbali ko ci ay formation matériel adéquat bi nga xamante ni moo tolloo ak dernière génération nga fexe mu am ko su ko defee dañuy mën a concurrencer le marché international yàgg nañ di ko wax jógee ci artisanat sax dem ci industrialisation ndànk-ndànk loolu mën na nekk te loolu mën na nekk loolu mën na nekk te loolu mooy suqali réew dem carrément ci industrialisation du gaaw mais ndànk-ndànk xool atelier wala entreprise yi nga xam ne vraiment ils sont formels taxaw nañu am nañu capacité boobu ñu jàppale leen de plus en plus ñuy dem su ko defee dinañ jógee ci artisanat dem ci industrialisation su boobaa lépp loo xamante ni ndaw doon mën na ko liggéey ci entreprise bi kenn ku ci nekk la nga am la nga xam ci sa xam-xam di nga mën a liggéey ci loolu am na solo Sénégal jëm kanam ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Massila Gueye président de la FEDAP di fédération des artisans du département de Pikine mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 alors démb ba tey ci conseil des ministres Massila Gueye président de la République wax na ministre bi amee wàllum artisanat laataa ñuy egg fukki fan ak juróom laataa ñu fay àgg fukki fan ak juróom ci weeru mai mu xoolaat bu baax lépp lu jëm ci stratégie nationale de développement de l'artisanat nouvelle stratégie nationale de développement de l'artisanat loolu ban lecture nga ci am. nouvelle stratégie du développement de l'artisanat. oui bu ñu ko waxee day wax ak nu mu tudd. chambre de métier yi. oui moom tamit loolu sax évoqué na ko. voilà chambre de métier ak réforme yi. moom laa bëgg a wax réforme chambre de métier ak moderniser chambre de métier yi. te réforme chambre de métier ak moderniser leen. bokk na ci li ñuy wax chaque fois mooy boole ci acteurs yi loolu sax wax na ko. ci biir conseil des ministres wax na ko. kon mbir mi des fois day am yéen kenn du leen ci boole. des fois du ñu ci boole dañuy ñëw maanaam tegal leen. defar ba pare entre les quatre murs ñëw tegal ñu apprendre ou à laisser. dañuy togg lépp ba mu kii. yekk teg ñi la ñëwal bismillah. ñëwal te vraiment ñu boole ñu ci doxalin bi ak ci liggéey bi. parce que acteurs yi ñoo xam li nekk ci secteur bi. kon liñ ci mën a def ku ci nekkul mënoo ko ci def. kon lépp ñoom lu ñuy liggéey rek nañ ci boolee artisans yi dugal leen ci biir te bi ko président waxee nag ci lii yàgg na mais ba léegi gisuñu. muy chambre de métier muy organisation professionnelle artisans yi kenn koo ci xam ne jël nañ la dugal la ci liggéey boobu pour nga bokk ci système bi parce que li ñuy dund ñun ñoo ko xam. mënuñu jël benn personne étrange fële mu ñëw régler suñu problème. mënul nekk à notre absence non loolu mënul nekk. loolu mënul nekk suñ ko defee woon ça ne passe pas. oui voilà dinañ ci nuyu ci loolu di ko remercier le président de l'union des chambres de métiers. vraiment daf ciy liggéey bu rafet jàmbaar la. mais moom ci boppam sax nga xam ne mooy suñu interlocuteur ñun dañ koy woo sax pour des informations mu ne xaw ma ci dara. maanaam moom même moom il n'est pas impliqué. ah bon waaw. même moom il n'est pas impliqué. mais loolu doy na waar ah. ëpp na waar loolu kenn mën na tool yan réforme ngay xaar bu baax a baax jëm ci wàllum chambre des métiers yi yan réforme chambre des métiers yi ban xar kanam la war a am chambre des métiers yi seen ëllëg la war a doon chambre des métiers yi modernisation bi nan la war a tëddee. modernisation chambre des métiers mi ngi tàmbalee ci dooleel ko. dañ fi gis ay agences yu bari te agence yooyu la ñuy liggéey mën nañ ko dugal ci chambre consulaire yi ñu liggéey ko. dooleel leen acteurs yi nekk fa du ñàkk ay techniciens. am na ci ñun ay techniciens certes mën nañ jël ay techniciens feneen mais ñu couplé. boole ñi ak ñii ñu ànd liggéey. dooleel chambre des métiers yi. carte professionnelle artisanat bi léeg-léeg nit ñi dañ koy amee n'importe comment. ah bon su boobaa ñu valoriser ko def ci ay jox ko gëdd boo xam ne daal ku nekkul artisan mënoo ko am. waaw parce que ñun xam na ni am na ñoo xam ne ils ne sont pas artisans. mais dañuy soxla carte bi mais dañ koy am. parce que niñ ko war a fu ñuy jaar. niñ ko war a organiser dëgg defuñu ko léegi nag bu ñu demoon ba réformer les chambres de métier là su boobaa carte bi dinañ ko jox benn valeur boo xam ni ku nekkul artisan mënoo ko am. te ñoo ngi jëm ci vraiment le code de l'UEMOA ñun dañu bëgg yàkkamti loolu Sénégal ñuy doxal loolu parce que ñoom jox nañ gëdd artisan jox nañ gëdd
organisation professionnelle artisanat yi nga xam ne moom la ñu yore. am na solo lu ñu yàkkamti la. alors nga baal ma dafa mel na ñu may signaler Iba Mar Sène may signaler que ni am na ku nekk si ligne bi moom Ndiaga Seck mi nekk si réalisation bi allo. 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 salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah bisimilah. ok El Hadj Malick Cissé. waaw moom la de kilifa gi bisimilah. siyaar naa la Ibou Ndiaye sopp da baax. sopp da baax bisimilah ñu lay dalal jàmm. siyaar nañ la naka yi tey. alhamdulilah bisimilah. maa ngi yem jàmm. alhamdulilah bisimilah. président ñu ngi lay nuyu monsieur Guèye. maa ngi lay nuyu Ibou Ndiaye sopp da baax. allo. Ibou waaw ñu lay dégg yow rek nañu dégg. waaw ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar. alhamdulilah delloo ziar. El Hadj Malick ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di wax ni yow ni nga taxawee ci artisanat ñu ngi kontaanee bu baax. jërëjëf. waaw di wax ni rek kooku teewal ñu ko wax dëgg yàlla. li muy wax dégg nañ ko te xam nañu li muy wax maîtriser na ko. Massila Gueye. Massila Gueye waaw président bu Pastef la bu gëm boppam la. oui. te ku maîtriser artisanat la. waaw ñun moom xam ne yàgg nañu woote ci rajo bi di kaas suñu droit. mais tey moom fi may ñëw. waaw mooy fan. en tant que directeur télé bi muy DJ Boubs. DJ Boubs dañoo bëgg mu recevoir SEDAP. directeur commercial et marketing. waaw kay dañoo bëgg mu recevoir SEDAP. te loolu yow bëgg nañ nga dox ko. maanaam mu recevoir leen mu dalal leen. waaw mu dalal ñu. incha allah. ba pare nag may ñu spot pour SEDAP. waaw parce que ñun gis nañ publicité yi muy def. waaw mu may ñu spot pour SEDAP. waaw parce que secteur boo xamante ne moom gëm na ko te yàgg nañ suivre ay kiiyam. waaw. waaw di wax ni rek tey émission bi ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax. di wax ni ñi ñuy jiite moom jiiteetuñu koo xamante ni xamul dara quoi. artisanat bu njëkk ba ak léegi bokkul. te am na benn changement bu rëy bu ci nekk depuis 2019 ak léegi am na changement bu rëy bu ci nekk parce que jeunesse yi ñoo ñëw taxaw ci kanamu artisanat yor ko. kon daal instant yi artisanat beneen taxawaay la am. bu wutee non beneen taxawaay la am bu yàgg. waaw. beneen taxawaay la am parce que ñi ko yor. dañ ko xam maîtriser ko. waaw. moo tax beneen taxawaay la am léegi nag noonu mooy ñooñu chaque jour mooy rey autorités yi. dañoo foog ne artisan bu njëkk ba da ngay ñëw wax leen rek après nga dem ñoom ñu nekk di tàccu affaire yooyu non loolu dépassé nañ ko. waaw loolu jeex na léegi. non loolu jeex na. waaw. suñu président boobu nag ñu ngi koy jaajëfal baax a baax. merci Ibou. waaw di féliciter waa bureau bi yëpp nag. merci Ibou Ndiaye. El Hadj Malick ñu ngi lay jaajëfal baax. jërëjëf da baax sob da baax. jaajëf. merci beaucoup di la gërëm bu baax di ko sant maanaam di ko gërëm bu baax di ko sant moom tamit gis nañ taxawaayam bu baax a baax. jàmbaar la macha allah jàmbaar la. jàmbaar la ci secteur bi. oui jàmbaar la vraiment ci organisation bi nga xam ne ci lañ bokk. très bien. daf ci def aussi social bu am solo. bien sûr. di defal nit ñi loo xam ni macha allah yal na ko yàlla jàppale. yal na yàlla yokk liggéeyam. li muy wax ci DJ Boubs su recevoir FEDAP. luñ ci gën a bëgg. mooy mu am benn chronique artisanat. comme ni ñuy di gisee chronique culture. chronique santé leneen. artisanat aussi am benn wàll bu ñu leen ubbil. maanaam yéen loolu ngeen bëgg. am na solo am na keneen ku nekk si ligne bi ma jël ko ñu jël ko. allo kooku dem na. ko daal da ngeen bëgg daal artisanat daal maanaam mu nekk rubrique. ñun loolu nañuy woowee suñu jargon. merci rubrique merci loolu laa bëgg a wax mu jëm ci baat. rubrique santé dafa am. rubrique incha allah waaw loolu tamit ay suggestion yu am solo la. voilà loolu vraiment ñun lay dégg bu baax vraiment dañ ciy wax ak kilifa yi. pour que artisanat am benn rubrique ci biir. artisanat lay doon su boobaa du nekk FEDAP kese mais artisanat en général lay doon. incha allah bon ñu ciy waxtaan ci vraiment mën a véhiculer. am na solo am na kuy insister nekk si ligne bi ma jël ko allo. allo. kilifa gi baal ñu nga wàññi son télé bi man baal ñu nga wàññi son waaw Khalifa Sall ma ni baal ñu nga wàññi télé bi waaw ñu ngi lay ziar delloo ziar di nuyu le président Massila mu lay dégg bu baax bismillah di nuyu ki dalal émission bi noonu merci Khalifa Sall waaw di leen kontaane bu baax président Massila di nuyu Ibou Ndiaye da baax mi génn moom noonu léegi di ci kontaan bu baax a baax. oui nekk bu baax. di wax ni président fi nga woo ko rek foofoy xasan waaye man damay ñëw ci benn côté. di wax ci côté projet yi ci laay wax. si projet yi nga xam depuis 2016 ba léegi président mi ngi koy génnee ñu ngi ko ciy jaajëfal. waaye boobu ba léegi amul dara loo xam ni moo ci aboutir daal. léegi projet yi ci loxo yi mu koy teg jaadu na moom mu xoolaat ko daal. si projet waaw loolu laa amoon daal ci lu ma jaww parce que day génnee benn. ñu nekk ci boobu balaa boobu di jeex mu indiwaat beneen indiwaat bi ainsi de suite
c'est vrai léegi dañ bëgg bii ñu ne muy PESA bi balaa mu ci dolli beneen mu aboutir PESA ba pare soog a jàll ci beneen. am na solo. waaw. merci Khalifa Sall. waaw président maa ngi nuyu bu baax. jërëjëf merci kontaan nañu. am na solo ok jërëjëf di la jaajëfal. di la gërëm baax di la sant PESA boobu nekkoon na benn point boo xamante ni bokk na si point yu ñu war a aborder comme moom wax na ko dama koy anticiper léegi rek. PESA bi dafa mel ne am na lu si changement lu si am fan yi lan moo si bees. waaw damay njëkkee ci li mu wax ci. projet yi ndax projet yi dañuy bëgg mu am aboutissement ba pare am évaluation. maanaam. mais projet yi. dañ koy wax nii mu tàmbali nii. mais du am aboutissement comme ni nga ko waxee. du am évaluation du am suivi. du am suivi surtout. parce que am na projet bu fi mujj avant PESA bi. muy apprentissage rénové. dañu tàmbali commencé def tuuti formation ci ñenn ñi arrêté ko fa. ça fait presque 2 ans ba léegi déggaatuñ ci dara. beneen projet ñëwaat bëggoon nañu nag benn projet bu ñëw. ñu ànd ak moom ba mu jeex. mu am aboutissement ñu évaluer ko. bu laajee certifié ñi ci bokkoon ñu certifié leen ñu xam ne am nañ diplôme bi wala am nañ lii mu ànd ak suivi. ñu soo ko demaat ci beneen projet. alors PESA bi fan la toll. PESA bi lan moo si bees. PESA bi am na lu bees. ñoo ngi nuyu le directeur de l' apprentissage. tey ci suba rek fa leen jógee. parce que ñun balaa ñuy yëkkati suñu kàddu wax dañuy dem ci source ba am ci lu leer. am na solo moo tax buñ ñu tontuwul wala amuñu benn réponse su boobaa nag il faut ñu taxaw ci presse bi yëkkati suñu kàddu. PESA bi avancement bi ci am mooy ñoom def nañ sélection ñi nga xam ne ñoom ñoo war a bokk ci projet bi. ñiy sélectionné nag bariwul. parce que ñu ngi soxla 8000 artisans ak 32000 apprentis ñi ni sélectionné toll na ci 1026 artisans. 1026 junni ak ñaar fukk ak juróom-benn mu des 6974 artisans. juróom-benn junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent. ñoo xam ni sélectionné guñu leen. kon li ñu ci sélectionné néew na lool mais ñi ngi ci yoon bi parce que lancé nañu deuxième cohorte bi pour que ñi nga xamante ni si sélectionné wuñu leen wala bindoo guñu ci woon. ñu mën a dem inscrire ci fiche yi ndax ñu mën a bénéficier wu ci loolu. am na solo 12 corps de métier la 8 corps de métier yi duggoon dolliwaat nañ ci yeneen 4 corps de métier yi desoon. léegi mat na 12 corps de métier pour que vraiment artisans yi ku ko dégg dem ci soit ci chambre de métier yi wala ci IA yi wala nga wax sa président organisation mu fexe ba ngeen am ci fiche yi ñu remplir. parce que projet boobu aussi dafa ciblé woon rek ay quelques zones yoo xam ni bariwul moo doon. chef-lieu de région yi. les 4 départements de Dakar ak département wu Mbour ak Touba. léegi nag gis nañu importance bi mu am ak employabilité des jeunes bi nga xamante ni ñu ngi koy wax xañ na loolu moo tax vraiment ñu def ko ci sur tout le territoire national. am na solo kon nag kuy artisan rek bokk ci 12 corps de métier yooyu ñu cité. na nga dem vraiment inscrire ci fiche yi pour mën a bénéficier. am na ci solo projet alors 12 corps de métier yi est-ce que mën nga ñu ko leeral wala fekkee ni mënuñu leeral lépp au moins nga am loolu ci wax su ko defee ñiy seetaan bëgg inscrire ñoom tamit ñu xam exactement lan mooy 12 corps de métier yi. 12 corps de métier yi. bi ci njëkk menuisier métallique la. monteur dépannage et froid climatisation moo ñuy defar clim yi ak frigo yi ainsi de suite. coiffure yi coiffeuse coiffeur. agent en transformation commercialisation fruits et légumes. mooy femmes yi defar céréales locales yi ainsi de suite. menuiserie bois couture modéliste mooy ñi ñëw. horticulture maraîchage ak mécanique auto loolu mooy 8 corps yi ñu njëkk a tànn. 4 yi ñu ci dolliwaat mooy ouvrier en énergie renouvelable mooy ñiy defar fourneau jàmbaar yi ainsi de suite. ak tôlerie peinture automobile mooy tôlier yi. ak réparateur appareil électronique. mooy ñi defar rajo yi ñi defar télé yi ñi defar portable yi ainsi de suite. ak maroquinier bu ñu ko waxee mooy uude yi. yi defar daal yi ak saak yi ainsi de suite 12 corps yooyu ñoom la PESA ëmb mu nekk projet nag bu am solo boo xam ne 30 milliards la ci banque mondiale def mu jëm ci former artisans yi former artisans yi maîtres yi pour ñu mën a def benn formation boobu ñu mën ko transmettre ci seen apprentis yi
apprenti yooyu après formation bi dañu war a def évaluation def examen ku ci admis da nga war a am CAP. maître artisan bi aussi bu njëkk da daan formé ba pare artisan apprenti bi am CAP mais moom amul woon benn diplôme bu ñu koy kiiwee moom projet bi prévoir na ñu def VAE mooy validation des acquis de l'expérience. ñu natt maître artisan bi ci li nga xam ni xam-xamam foofu la toll ñu natt ko ci loolu. ndax mu mën a am diplôme bu équivalent ak loolu. am na solo mu nekk projet bu am solo boo xam ne artisan yi vraiment bëgg nañ ko lool. kon bëgg nañu ñu jàppal ñu ci daal wax dëgg yàlla ba mu bañ a naax saay mel ni projet yi fi nekkoon. kon daal maanaam projet PEJA bi da ngeen si am yaakaar bu baax. moo tax ngeen bëgg quand même li ngeen di xaar si projet bi yëpp mu antu. waaw projet PEJA dañ ci am yaakaar bu mag. doxalin bi nag xaw naa yéex. souvent ñun loolu dañ koy wax. mais lan moo waral yéexaay bi. c'est pas du ñu am sax lu tax mbir mi daal bëri daal. du ñu yéex daal mu yéex. du ñu am vraiment explication bi. oui parce que ñun dem nañ sax ba. tey bi ñu demee direction de l'apprentissage. 150 000 yi nga xam ne ñu ngi ko doon dig nit ñi ci projet PEJA bi. te jotaguñu ci. ñii ñoom dañ leen di woo duñ leen jot ainsi de suite loolu nag léegi ñi koy liggéey mënuñu ci dara. mais ci acteurs yi lay doon parce que boo joxee benn numéro après war nga garder numéro boobu ba prochainement bu ñu lay woo ñu mën la jot ñun jël nañ en charge ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñi ngi leen doon woo jotuñu leen ñu jël seen numéro téléphone jël liste bi. ñun ñu essayer leen woo mënuñu leen woo xamante nañu tous les artisans parce que nous sommes organisés. ñi nga xam ni ña nga ba Kaolack wala ña nga feneen. ñu woo président organisation ya nekk foofu ci projet PEJA bi laa wax diw de woo nañ ko jotuñu ko diw woo nañ ko jotuñu ko demal ci diw ñoom ñu dem ci chambre de métier signer seen convention pour ñoom ñu mën a jot seen 150 000 loolu ci projet PEJA bi la nag parce que 150 000 moom fi ne boo ko tuddee rek ñëpp dañuy jóg taxaw mais projet PEJA bi dafa am fonds bu banque mondiale génnee bu toll si un peu moins de 2 milliards. ak ay kits sanitaires defaloon ko artisans yi ci bokk. am na solo bokkul ak fonds de résilience bi nga xam ni c'est 25 milliards. waaw mooy bi nga xamante ni état bi moom moo leen ko jox voilà waaw dañu baax ñu distinguer la différence. bien sûr am na solo alors promotion jëm ci wàllum production artisanale ñu seetlu ni lépp jëm ci wàllum artisanal promotion bi dafa des. promotion bi dafa des. dafa des trop ba moo tax ñenn ñi sax moom vraiment ñu ngi am na yoo xamante ni ñu ngi koy defar ci réew mi yëg nañ ko duñ jënd ci yéen. wala tamit même sax am na ñoo xamante ni yëguñu ko alors promotion bi est-ce que waroo leen ci taxaw ba nit ñi vraiment li ngeen xamante ni yéen ci yéen lay jógee ngeen koy defar seen loxo macha allah ba mu mucc ayib nit ñi di ko mën a ñëw jënd. Franchement la ñun dañuy def ba def lu ñu mënul. dañuy def ba def lu ñu mënul. ci wàllu promotion boobu FEDAP liggéey na ci liggéey bu am solo. boo xam ne tey dañu def benn GIE. parce que organisation bi moom c'est non lucratif warul wut xaalis association bi. du moins léegi moo tax ñu def benn GIE ci biir boo xam ni dañ ko dénk benn commission. muy commission foire et marché. ñu ciy remercier président commission bi muy Pape Makhtar Thiam liggéey ci liggéey bu rafet. tàmbali nañu ci ñiy def fruits et légumes ak céréales locales yi ñooñu lañ tàmbali. yëkkati benn xaalis defar ay jus defar ay araw parce que koor gaa ngi ñëw ñu sant Seck ak Diaw defar ci ay caakiri ainsi de suite yoo xam ni dimanche bi war nañu essayer dem ci benn mairie pour vraiment man ci waxtaan lancer loolu pour que nit ñi ñëw di ci maanaam daal ci jënd lépp jëm ci wàllum consommer local ay jus ak yeneen yoo xam ni yëpp artisans yi membre FEDA bi ñi nga xam ne ñoom loolu mooy seen wàll ñoom ñoo koy liggéey ñu def ko ci ay sachet liggéey ko liggéey bu mucc ayib ñu war ko di jaay sénégalais yi. képp koo xam ne nag contribuable sénégalais nga te nga gis ni loolu liggéey bu set lañ ko def. mu ñu respecter normes yi ci war yëpp. loolu yaakaar naa ni bokk na ci li nga xamante ni day jëmale réew kanam. moo gën ñun ñuy dem di jënd ay boissons gazeuses ak yeneen yoo xam ne xamuñu fuñ ko liggéey ainsi de suite. loolu ñun vraiment ñoo ngi ciy liggéey te njëg bi tamit te njëg li dana jàppandi. njëg bi dina jàppandi du mës a gën a cher lële. te lii moo gën a baax lële. te lii aussi c'est consommé local moo gën a baax lële. moo gën a baax parce que c'est naturel. oui c'est naturel amul yeneen produit chimique ak leneen loo xam ne amul leneen daal lu si. du tout non. am na solo. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Massila Gueye jiite FEDAP di fédération des artisans du département de Pikine.
Pikine alors Massila Gueye ñu taxaw ci wàllum formation bi xam nga kuy jàng métier dafa laaj ñu koy tàggat te des fois aussi seetlu bi mooy am na si ñoo xamante ni formation bi dafay sooxe lan mooy blocage formation bi am na si ñoo xamante ni moom ils sont très bien formés wala am na si ñoo xamante ni ils sont bien formés mais noonu la amee ñoo xamante ni aussi formation bi dafay des lu tax na ngeen di def ba mën a jubbanti loolu waaw jubbanti loolu bokk na ci li ñu wax rek pour état accompagner ñu mais yéen foog état accompagner dañ ngir il faut pour accompagner ñu parce que wala pour mu dox bi gën normalement pour mu dox normalement donte ñoo ngi ci ndax ñun ñi dañ ñoo former dans le tas très bien te ñoo ngi yore suñuy place di liggéey bu rafet di jox nit ñi ay produits yu am solo mais bu ñu accompagner nag mbir mi dina gën a baax parce que tey formation bi bu nekkee dañuy bàyyi nit ki ci atelier bi mu nekk fa comme apprenti bu ñuy dagg mu ñëw xool bu ëllëgee ñu koy yónni tey mu passé tey mu kii dina nekk ci métier bi dina jàng dina xam mais dina yéex mais tey bu amee benn formation pédagogique boo xam ne moom lañ def ci maître bi wan ko ni muy jàngalee jàngal ko métier jàngale mu war ko transmettre ci xale bi su boobaa dina nekk ci un temps déterminé. loolu mooy projet PEJA bi. du dëgg yooyu noonu loolu la ñuy war di am. tout le temps pour que formation boobu ngay wax gën a baax. am na aussi ay centre de formation technique yoo xamante ni artisans yi apprentis yi dañu fay dem di def formation. mais souvent ñooñu aussi bu ñu génnee ci école ba rek du ñu mën a dem rek liggéey. il faut ñu jaar ci ñun pour ñu perfectionner wu. bien sûr kon. foog ñu pratiquer bu baax si yéen. il faut ñu jaar ci ñun pour ñu mën a pratiquer bu baax. kon day mel ni bu nekkee ñun leen jàppale pour ñun ñuy former loolu benn yoon lay doon mais bu nekkee ñeneen ñoo former li ci ëpp je dis bien ñoom dañuy jógee foofu ba pare jaaraat ci ñun pour ñu man vraiment mën a am qualification bi war. oui alors beneen seetlu bi mooy jëm ci wàllum concurrence. gis nañ concurrence mën nañu wax ni domaine yëpp am na concurrence médias yi sax am na ay concurrence yu fi am yéen seen secteur concurrence bi dox na wala concurrence déloyale moo si fës. concurrence déloyale moo ci ëpp. si naka. parce que li ñuy liggéey mooy li ñu wax sànq li ñuy liggéey ñu koy consommer Sénégalais yi war ko consommer wuñ ko comme il le faut dañuy consommer li nga xam ne mooy jóge bitim réew. te pourtant li ñuy liggéey ko ci réew mi doomu réew mi liggéey ko war ci suturlu yaakaar naa loolu. kon Sénégalais yi dañ leen war a jàppale. loolu la ñu war a gën a favoriser. Sénégal dañu war a jàppale di consommer li nga xam ne Sénégalais yi ñoo ngi koy liggéey. parce que tey bu dee ci wàllu couture bi nga xam ne moom lañ ko maîtriser li ci Sénégalais di def néew na réewu africain bu mën ñaw comme doomu Sénégal yi ni ñu mën a liggéey. kon tey. te seen machines yi dafa cher. machines yi dafa cher. oui machines yu baax yi boog dafa cher. machines yu am na baax machines yoo xam ne moom rien du tout nga am ko mais machines yu baax yi dafa cher. te. am na suy jar ay millions. si am na tey li nga xamante ni tey artisan sénégalais moom la ñuy liggéey. si wàllu habillement bi tey waroon nañu ministre buy dem palais wala keneen wala président de la république sax di sol tout le temps li sénégalais di ñëw. pour joxe le bon exemple. député yi di ko sol ñeneen di ko sol kon costume yi dañ ko war a teg si suuf. costume dañ ko war a teg ci suuf. wala dafa bëgg wax ni. wala na wàññeeku sol mais rarement nañu privilégier li nga xam ne ñun ñoom la ñuy sol moom la ñuy liggéey. parce que costume yi bari na ci yoo xam ne fii lañ koy ñëwee bari na ñoo xam ne dañuy dem am na fii ay tailleur yoo xam ne ay costumier lañu. dañ lay defal costume bu rafet boo xam ne mooy dàq foofu ba nga jëndee à l'extérieur. mu nekk sur mesure et tout mais nañuy favoriser loolu ci wàllu dàll yi et tout parce que bu dee dàll yi finition bi ñuy bëgg. ak mu respecter normes yi loolu noonu la ñu war a dimbalee formation yooyu ñu def ko matériel ba koy liggéey ñu indil ñu ko su ko defee dañuy concurrencer le marché international. alors jëm ci wàllum ñaw par exemple dama si taxaw des fois nga gis léegi ñu bëri dañ dugg si couture bi. wala nga gis ku ubbi kantinam am ku ñëw ubbi ci wetam. wala nga gis ku ubbi kantinam am ku ñëw jàkkaarloo ak moom. mais lu tax. loolu yëpp ci concurrence déloyale la bokk. lu tax parce que tey. te léegi ku gis rek moom léegi mu ngi ñëw. métier yi bëri na de. métier dañ ko protéger wul. te waroon nañ ko protéger ba nga xam ni ñi ko jàng rek am ci qualification ñoom ñoo ciy liggéey. loolu lañ ko def man sañu ma dem taxaw di ubbi pharmacie. du dëgg te loolu noonu comme wàllum ñaw ya ngi gis ku nekk day fële rek. c'est libre ku nekk fële. say borom kër day defar këram ba mu baax mu am garage ci suuf dara nekku fa xëy soxna si dem am xaalis wala def benn prêt dem jënd ñaari machine am teg
jël ay xale di leen exploiter du leen fay sax comme ni mu waree. dinañ mën liggéey wala duñ mën liggéey. ils s'en fichent. en tout cas mais quand même des fois fekkee ni fay bi demeewul noonu. est-ce que du marché bi moom moo metti est-ce que ñoom ñi nga xamante ni moom ngay wax ñu ngi gis client. non ñooñu mën nañ gis client mais ñooñu du yomb pour ñu génn ci xam nga tax du yomb pour ñu génn ci. oui li ñuy gagné bëgg ci fay tailleur bu dee dafa fay magasin mu fay courant ainsi de suite yooyu yëpp boo ko defee doo ci génn te tailleur bu baax bi nga xamante ni moom nga war a am pour di ko fay kooku dëgg-dëgg du am jotu di dem di ñawal kenn day ubbi son propre entreprise parce que am na formation il est qualifié. ñoom nag ña ñuy dajale di leen liggéeyloo wala yóbbu leen ci yenn marché yi nga xam dañ fay nekkee di ñaw yu yomb ñaw ay sër ak ainsi de suite ñooñu rek la ñuy mën a liggéeyloo mais duñu am benn tailleur boo xam dafa am qualification pour mën leen liggéeyal lu baax. ñi ci mën a génn mooy ñi nga xam ne dañuy liggéey lu bëri yóbbu dem jaay mais bu nekkee koo xam ne sax da nga toog rek pour di xaar client. doo gis dara day mujjee da ngay tëjaat mais waroon nañu daal vraiment protéger métier yi ba nga xam ni ñi nga xam ne ñooy acteurs yi rek ñoo am droit pour ubbi place wala ñoo am droit pour liggéey lii comme niñ ko defee ci yeneen kii ordre des médecins yi nangam suñu métier aussi ñu protéger ko noonu alors su weesoo tailleur yi ñiy ñëw gis nañ aussi ñiy defar dàll waaw secteur boobu tamit gis nañ si macha allah ay dàll yu rafet yi nga xamante ni da nga koy xool nga xam ni lii liggéey bi set na alors sa boobu la jamono tamit secteur boobu est-ce que amul ay concurrence yu doy waar yi ngeen si nemmeeku. waaw foofu am na ay concurrence yu doy waar. parce que foofu li ñu ciy wax rek souvent parce que boo tegee dàll bi jógee bitim réew teg dàll bi. différence ba ci nekk loolu leneen la. leneen la mooy matériel ba koy def rek moo fi amul. te matériel day nekk boo xam ni peut-être ñun duñu ko mën a jëndi. kay defar dàll yi du am doole pour mën a jëndi matériel boobu indi ko loolu toujours rek dañuy rabattre ci état. moom moo ñu mën a accompagner ñu jàppale ñu. ci loolu noonu mën a ñëw fii ci suñu réew. su ko defee président Macky Sall sax daal yamuy sol mën na am Ibrahima Thiam a koy liggéey wala keneen a koy liggéey ci Medina. yére ya muy sol Ibou Ndiaye Sow da baax moo koy ñëw voilà ñu li nga xamante ni moo nekk ci biti daal. ñu favoriser li nga xam ne moo nekk ci biir réew mi souvent bu ñu waxee ñu ne on respecté wu leen mais lan respecté wuñu normes yi ainsi de suite norme yooyu noonu daf ci am loo xam ne dafa laaj formation boo xam ne moom lañ ñu war a defal. ñun amuñu loolu suñu doole eggul foofu nguur moo mën a dem indi loolu tegal ñu ko ñu approprier ko ñu liggéey. alors gis nañ koor gi daanaka agsi na semaine prochaine incha allah. koor gi ku ko wax tamit ay yëre wolof. naka noonu korité mu ngi ñëw tabaski aussi mu ngi ñëw alors mu nekk période bu nga xamante ni da ngeen di bëri liggéey mais des fois aussi ñu gis si du ñëpp nag am si ñoo xamante ni engagé wu ba pare lu ñuy engagé wu mbir mi du mujj sotti ba tax des fois muy am seen ay rëq-rëq ak ñi nga xamante ni ñoom nañ ñi liggéeyal muy jëm ci wàllum dàll ji wàllum yëre même sax fekkee ni su yooyu weesoo même wàllum ay menuiserie des fois aussi nga gis ñoo xamante ne du ñu respecter délai yi loolu est-ce que tamit waru leen toog ngeen xool na ngeen koy saafarawee loolu ñoo ngi ciy waxtaan ci suñu niveau di waxtaan ci panel yi ci groupe WhatsApp yi et tout di ci yeddante di ci dolente xel di ci def sax ñu ci am ay formation en leadership di am ay formation en gestion des entreprises xam ne dañuy former vraiment ci doxalin bi kon loolu ñu ngi ciy góorgóorlu loolu aussi dañ ciy ñaax suñu mbokku artisan yi que kenn bëgg xaalis bu mu tax nga dugg ci loo manul bon événement sax boo xam ni bëri na liggéey bon presque ñun yaakaaratuñ ko ak Covid bi ñu jógee ak dëkk bi ni mu demee nit ñi gawma ni am nañu pour mën a liggéey lu bëri noonu loo xam ne dinañ encombrer mais nit ñi foog ñu solu de waaw nit ñi foog ñu solu léegi nii moom c'est obligatoire restriction yi dindi nañ ko maanaam nit ñi aussi foog ñu solu dindi nañ ko mais koom-koom bi wàññeeku na bu baax koom-koom bi waaw parce que dëkk bi moo metti dëkk bi moo dëgër comme ni ñu koy waxee parce que ñun remarqué nañ depuis Covid ba léegi liggéey dafa wàcc bu baax li nga daan am amatoo lu toll noonu kon mën na peut-être yàlla moom bëri na sutura mën na def ba événement yi ni mu daan mu mel ko mais ba léegi nii daal gisaguñu benn affluence wala yaakaaraguñu ko
yàlla na am nag su amee aussi ñi nga xam ne ñoo ci nekk daal acteurs yi ñu fexe ba di jël ay engagement yoo xam ne mën nañ ko honorer loolu lu am solo la. alors Massila Gueye ce dernier mot simili yi jeex na. simili yi jeex na ma lay gërëm bu baax di dëggal li nga xamante ni aussi moom la Ibou Ndiaye sopp da baax wax mooy kii boobu noonu pour artisans yi mën a am ci biir benn loo xam ni dañuy feeñ ci télévision bi tout le temps loolu dañ koy ñaan kilifa yi di ñaaxaat artisans yépp pour que ñu dem bindu vraiment ci nu mu tudd questionnaire yi nga xam ne pour mën a dugg ci projet PEJA bi parce que lu am solo la ñi bokk ci 12 corps de métier yu ñu cité ñu dem ci parce que nekk na loo xam ne lu am solo di nuyu vraiment suñu mbokk yi nekk Taïba parce que ñun liggéey moo ñu indi Kër Massar man Taïba Ndiaye laa dëkk foofu aussi ñoo ngi essayer di organiser les tailleurs ba ñu am fa benn regroupement des couturiers de la commune de Taïba ñu koy saluer di saluer le maire bi nekk foofu parce que bi ñu kiiwee accompagner nañu te door na ci jox ñu liggéey ñuy xaar aussi ñëpp def de même di liggéeyloo ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci seen gox loolu lu am solo la parce que li ngay dàqee kéwal mu jëm ci àll ba nga dàq ko mu jëm ci biir kër gi. di nuyu mbokk artisan yëpp di leen masawu xam ni dëkk bi metti na c'est vrai mais nañ gën a serrer ceinture gën a dugg ci organisation yi xàccandoor dóorandoor loo xam ni soxla nañu ko ñu defandoo plaidoyer bi ensemble. très bien yaakaar naa suñ ko defee dinañu jëmale ci kanam. ñuy nuyu bu baax suñuy ñaari soxna yi nga xamante ni ñoo ngi ci kër ga di ñu xaar. di ku ci gën a baax sa morom nga ni kii. mënuñu dem émission ba pare te duñ leen sant gërëm leen di nuyu di remercier waa FEDAB yëpp. ak artisan Sénégal yëpp macha allah. merci encore El Hadj Malick. di la gërëm bu baax di la sant mu nekkoon Massila Gueye président de la FEDAB di fédération des artisans du département de Pikine. di gërëm baax aussi suñu mbokk téléspectateurs yu doon woote amun seen fay yéen di leen gërëm baax di leen sant Ndiaga Seck moo nekkoon ci wàllum réalisation bi Iba Mar Sène ci wàllum son bi Moussa Dia ci wàllum caméra bi Youssou moo nekkoon si décoration bi mbokk téléspectateurs ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.